asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp Thierno maa ngi lay nuyu def di kontaan si laaj bi nga ma laaj et ci jël si nan laa dundee woon la journée du 28 décembre 2007 tolloog bis bi nga xam ne suñu sang ba suñu sëriñ ba suñu yaakaar ga doomu Cheikhul Khadim ji baax ci Cheikh Salif Mbacké moom la wàcc liggéey moom la wuyu ji waajuram mu baax ba booba maa ngi nekk nag correspondant journaliste foofu ci département wu Mbacké ak ci région Diourbel mu fekk ma wax dëgg yàlla ay boori midi man dama kaa teel a yëg nag dama kaa teel a yëg bis boobu ndax je me souviens booba maa ngi Futurs Médias RFM ak l'Observateur maa ngi yoroon ci région Diourbel Mbacké Touba ak Diourbel ak Bambey booba ay kilifa yu nekk sa Dakar di nekk ci palais de la République boobu président Blanc moo fi nekk boobu man information bi moom boobu dama kaa télé yëg am booy xool sax commandant gendarmerie yi nekk ci Mbacké ak ci Touba ak commissaire de police yi maa leen ko télé ñu bëri sax man maa leen ko wax bi sëriñ bi wàcce liggéey damay ak kilifa gu nekk Dakar moom mu ay boori midi booba maa ngi sama kër toog di waxtaan nii après sama téléphone sonné mu jëlee mënuma foo nekk ni ma ne ko maa ngi nii kaa Mbacké sama kër mënuma mbaa nit ceegalu ma ne ko déedéet mënuma sori bu baax ndax li ma lay wax lu kéemaane la ma daal di jóg génn sama téléphone sori mënuma sëriñ bi wàcc na liggéey ci fajar kenn jénjigu ko nag waaye kenn yëgu ko information bi daal mooy loolu yaa xam noo koy gérer nag léegi nag bi ma sama directeur général bu waxee na ma information nga waxee am nañ koy gérer bëgguma jaar su tur yi pour des raisons intimes quoi moom loolu la mu wax après nag bi ma waxee loolu ma daati tiit nag parce que lu tonne làqu sëriñ bi ku koy dégg nga bokk si njëkk a dégg loolu daan la tiital ma tiitee nag ma daati jóg taal sama oto daan ne il faut ma def recoupement bi ñoo ko mën a am rek mooy soit ma dem si préfet wala ma dem si gouverneur wala ma dem ci commandant gendarmerie bu Touba si noonu laa jëlee sama oto daal di daw génn dem commandant gendarmerie bu Touba booba commandant Diallo sama xarit moo nami maa ngi koy ñaanal mu gën fay yàgg gën a wér j'ai beaucoup collaboré avec lui ma dem fekk ko bureau am ma egsi rek si buntu bi laa fekk ma rek ma mais mon frère viens Pape Cheikh ma dugg daal si bureau am ñu toog ma ne ko man de commandant tey moom li ma dikk moom dafa kéemaane parce que je viens d'apprendre daal une très mauvaise nouvelle mënuma ma ne ko mënuma man daal ma ne ko on vient de m'apprendre la disparition du cet homme de Touba Cheikh Salif Mbacké commandant bi mu ko wax dafa jàpp gémmiñ gi nga ne ma ma ne ko waaw ma ne ko man daal wax nañ ma ko léegi ci léegi lañ ma ko waxal ne ma sëriñ bi làqu na waaye nag jenc guñ ko jébbaluwuñ ko borom commandant bi mu wax rek dafa jàpp gémmiñ gi daal ne ma toogal ma toog mu tëj buntu bureau mu fermé ko daal taal lampe bureau bi daal di jël téléphone am daal di woo le commandant régional du groupement de la gendarmerie c'est-à-dire légion qui commandait légion gendarmerie daal koy woo bi mu ko woowee kooku tam nekk yëgagul information après kooku daanaka maa ngi lay rappelé léegi man mënuma nañ toog tuuti mu toog téléphone am sonewaat kooku nekk woote na état-major général bu Dakar kooku daal koy confirmer ne que exactement sëriñ bi làqu na ba nañ préparé ñoo ngi envoyé des convois de la légion de la gendarmerie nationale ak région Diourbel pour que guddi gi bu ñu koy jenc pour mu am sécurité si noonu la information bi gën a wér léegi man comme boobu information benn média waxu boobu kenn ñi mu ko wax si wagut ay midi 1h boobu ñëpp ngi seen kër yi añ ñii di julli aj mag lépp léegi après man bi ma yëg information bi ma jógewaat dem kër Serigne Saliou ba ma demee kër Serigne Saliou ne naa xool ba xam kër gi nu mu demee def daal repérage ma dëkk gaare sama oto si diggante kër Serigne Maam Ibrahima Mbacké kër Ibrahima Mbacké gi ak kër Serigne Saliou gi foofu lay gaare sama oto chaque fois foofu Baye Moussa Niang daan nekk ak Baye Matar Diakhaté daal di jaar si buntu bi dugg ma duggee kër gi amul benn liy niroog loo xam ne am na lu xaw a soppeeku ma dugg dem sa xay ga xool ñooñu ñëpp nga fa ni soxna yi daan toog foofu di xaar xéewal yi ñu xéewalu taalibe yi ñu di saare tout semblait aller normal après ma ne mais man fii amul fii niruma affaire bu fi am sax lu fi nar a xam lu fi nar a am ma ne naa toog rek ma daal di jël sama oto daal di koy gaare noonu daal dugg si biir wéeru
loolu ñuy wax faire le pied de grue en jargon journalistique. ma toog ba 16h 17h ma ne xaaral ma demaat si commandant Diallo toog fa waxtaan ma taal sa moto ma dem si commandant Diallo waxtaan ak moom daan na ko xaaral ma dem si commissaire police Tamsir Diakhaté ak commissaire Issa Sow sonde leen ma dem fa ñoom ils étaient encore au courant ñoom yëg nañu affaire bi ma toog fa waxtaan ak Tamsir Diakhaté waxtaan ak ñoom affaire bi ñu ne ma bon y a des déploiements de police yoo xam ne mais kenn yëgul affaire bi quoi nañ bàyyi ba guddi ñoom la ñuy soog a déployer apparemment guddi dañ koy jéem. léegi bi ñu ma waxee dama apparemment guddi lañ koy jenc ma ne kon naa dem toog sama kër dem julli tàkkusaan bu timisee rek ma soog a ñëwaat gaare fi ma gaare woon pour xool ba xam procédure yi nan lay koy doxale si kër ga noonu laa demaat kër ga toog fa di coordonner ak rédaction centrale bu Dakar Futurs Médias ak di coordonner tamit ak Touba quoi si di xool situation Touba. ma toog ba timis jot nag laa jël nag sol sama yëre wolof daal di dem nag talaat sama oto jël samay enregistreur jël samay appareil photo tout daal di dem ma demee naa di gaarewaat fi ma gaare woon diggante kër sëñ Ibrahima Mbacke gi ak kër Serigne Saliou bi noonu foofu laa gaare sama jàkkaarloo bunt bi nga xam ne mooy buntu Baye Moussa Niang bi mooy foofu nga xam ne sëriñ bi mosaanam ay kanam bunt boobu la leen di jaarale daal dem sa barab ba nga xam ne foofu la leen di berndelee foofu noonu. après man ma gaaree foofu nag ci timis gi toog ñu liggéey ma dugg si jumaa ji ju liggéey ñëwaat duggaat sama moto toogaat bi ñu demee nag ba ay minuit 10 laa gis situation bi rek changé nag donc ay ndaw yi tëdd ñu nekkoon si jumaa ji ñëpp dem xam nga Touba rek moom bu 22h xasee jot rek moom dëkk bi danaan selaw sedd ndax xam nga dëkk diine moom du bëri yëngu-yëngu après la seen nag bunt bi ñu bëri dugg di génn ñu dem ba ay minuit 40 minuit 50 si laa gis Cheikh Béthio Thioune egsi si otom bi bu gris bi ànd ak sëfëram benn sëfëram bi. après si la seen affaire bi calme Cheikh Béthio dem si yàlla si ndesar yàlla na ko yàlla jéggal yërëm ko xarak àjjana taas ñu si barkeel mu bi mu egsee wàccul de dafa dikk rek gaare si bunt bi. chauffeur bi gaare mu toog si côté droite bi noonu chauffeur bi toog si ñoom ñaar doo nga ànd mu sol mbasin bu gris dugg si L200 bu gris boobu la fa indi sax indi foofu 4x4 am yu jëm yi déedéet L200 bu gris bi la fa indi daal toog ci kanam baro la àndal chauffeur am baro moo ko doon dawala ñoom ñaar ñoo ànd baro mi ngi may dégg xam ne li may wax. après bi mu toogee noonu wàccul de dugg si kër gi dafa toog rek si biir oto bi def nii loxo yi si biir oto bi. maa ngi sët lépp man jàkkaaru ñoom di leen xool ñu des tuuti ma seen ay sëñ ñoom sëñ Abdou Samad njabootu Serigne Touba ji ay sëñ ñoom Cheikh Bass ay sëñ Bass Abdou Khoudous bu Daaru Muxti ñu ñëw ku dikk dugg ci biir kër gi busu ki ñu dugg si biir ma ne fii kon lii lu wér la te sëriñ bi li ñuy wax sëriñ bi moom nekkatu fi ma toog rek ma toogee ba si yàgg am ñu ñëw bu ñu ñëwee au lieu ñu dugg même foofu Cheikh Béthio taxoon dañoo toog foofu si bunt bi noonu daal di sukk suuf si noonu lu mat ay une dizaine de personnes 12 personnes ñu dem bay 1h15 1h20 am ku génne si biir kër sëriñ bi biir kër sëriñ Sall jaar si buntu ba daan ne am na ndigal si sëñ Cheikh nee nañ dem sa penku jumaa ja néggunu ko taxaw foofu sa pent bi ko xaar si noonu laa génne sama oto mbooloo mi daal di jóg nànk dox jëm sa biir jumaa ja si noonu la mbooloo mi jógee dox nànk dem jumaa ja bi ñu jógee jumaa ja booba jamono ji booy xool sax booba dafa tàndarma yi nekk booba melut ni mu mel sa penk foofu ñu jeeñ sëriñ bi suuf moo fa nekkoon ay tàndarma nekk fa bi ñu duggee ñun si jumaa ji ñoo ngi mat ay pool ay 25 26 personnes bi ñu duggee rek dañu dem làq yu nele sa kaw sa côté ba dee nag fañ denc Cheikh Mamadou Moustapha sëñ Mbacke Madina sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma sëñ Aliou fi leen denc noonu foofu la mbooloo mi sës toog fa
maa dañoo bëgg booba soupçon ñuy wër Touba gis ne fii kat am na lu fi xew si guddi gi dañu tiyee rek ubbi sax yeneen buntu jumaa yi buntu ba jàkkaaroo daaree kaamil ñun fa lañ jaaree dugg foofu doo nga lañu ubbi te ku ubbi dañuy tëjaat ku dugg daal di dugg ñoo daal ci toog ñu def ku nekk daal ci toog kenn du wax mbooloo mi ne selew ñu toog tuuti si lañ toog ba si yàgg oto sëriñ bu weex bi L200 bi sëriñ bi yoroon te góor a jéey di ko dawal DL 7804 maa ngi fàttali numéro ba léegi te sëñ góor a jéey sama xarit maa ngi koy ziar bu baax baax Cheikh Góor di ko ñaanal mu yàgg fi si liggéey bu am solo mu ànd ak sëriñ bi di ko dawalal ndeysaan Cheikh Góor maa ngi lay ziar baax a baax góor a dawal oto bi ba boobu fekk na sëriñ bi ñoo ngi ko jël si L200 bi si ginnaaw ñu teg ko ci ñetti ndongo ñoo ngi féete si côté droite bi ñetti ndongo ñoo ngi féete si côté ndeyjoor bi ñu teg sëriñ bi si ginnaaw ndeysaan daat koy muur ak kii bu verte oto bi daw nànk bu bunt ba jekkee sa jàkkaaroo daaree kaamil la góor a jëy dugg ak oto bi di ram nànk dugg booba oto bi egsee fekk na ay dongo ñoom fi ñu war a defar sëriñ bi ndeysaan barab bi ñu war a def sëriñ bi ñu tooyal ko xëpp di ko arrosé ba mu tooy xëpp ak ndox ndeysaan tàndarma yi naka la it dindi nañ tàndarma yi di ko arrosé bi ñu arrosé ba mu tooy xëpp lépp maa ngi toog man di xool j'étais le seul journaliste ku keneen ku wax rek amul man dong nga ko fekk ak papa Moustapha Cissé Lo moo nami sama xarit Moustapha Cissé Lo ak Cheikh Bass Abdou Khadre ñu toogee di bu ñu tooyalee ba mu suñu tooy ñu commencé di gas fi ñu war a def sëriñ bi lépp maa ngi toog bi bu góor yegsee ba egsi doo ngay wàcc ñu bàyyi jëmm sëriñ bi si kaw oto bi bi ñu defaree ba fi war a jeñ sëriñ bi foofu ñu koy jeñ ci ndeysaan defar ko gas ko ba mu rafet barab bi nga xam ne biñ ko defaree ba vraiment defar ko ba mu rafet fi ñu ko war a jeñ ci ndeysaan sëriñ bi ñu daati toog tuuti Cheikh Mountakha egsi dugg Cheikh Mouhamadou Lamine Bara dugg mbokkam yu baax yi egsi am kuréel si biir mbooloo mi dafa leen juróom-ñaari sàppe mbooloo mi daata nag juróom-ñaari sàppe lañ def ko si biir jumaa ji foofu man maa ngi si ñaareelu sàppe bi Moustapha Cissé Lo tekk ni Cheikh Bassirou Daaru Xuddoos mu sëriñ Cheikh Khadim Mbacké nekk nii maa ngi si biir mbooloo mi bi Cheikh Mountakha egsi yàlla fi yàgg te wér Cheikh Mountakha Bassir ñu ne defal leen mbooloo mi daati jàpp sëriñ bi ndeysaan fi ñu ko teg daati teg si kanam Cheikh Mountakha di ki daan ne allahu akbar ñu defar julli gu rafet bi ñu paree di daati jël jëmm sëñ bi yóbbu ko ndeysaan si barab bi foofu ñu ko jenc doon teg mbooloo mi daati ñëw bi ñu ñëwee ñu daal defar sëñ bi lépp ba mu rafet daati jël daati jébbal boromam daati ñaan si kaw noonu la gendarme yi gaaw a ñëw wërale barab bi avant ñëw Hizbut Tarqiyyah di booy xool Hizbut Tarqiyyah ñu njëkk a indi zinc yi ñu fa njëkk a def mais gendarme yi nga xam ne peloton bi nga xam ne moom la état major yabaloon ñoom ñoo njëkk a ceinture barab bi balaa kenn du fekk si mais man bi ñu jëlee par rek jox na ma digal na ma Pape Cheikh mën ngaa yaatal nag ne sëriñ bi wax dëgg yàlla wuy ji na boromam sëriñ bi wàcc na liggéey si boobu nag laa nekk ki njëkk a wax si rajo man ak Babacar Fall bu RFM nekk studio ak Antoine Diouf ñoo ma jël ba 7h du matin 8h du matin renfort Dakar bi ñëw daat may jàppale si noonu laa fanaanee guddi googu ak journée boobu di def direct di information yi ba noonu lañu amee ñun wax dëgg yàlla information yi loolu man sama jëmm ma noonu laa amee information boobu ba ndigal loolu bi ma koy wax lépp si ndigal loolu lañ ma amee sax na ma Pape Cheikh def nañ lépp mat na mën nañ koy wax Cheikh Mountakha bi ñu defee lépp ba jañ pare Cheikh Mountakha joxe digal nañ def ñaan bi yool bi yéene ko sëriñ bi ñëpp daal ci ñaan si kaw noonu tuuti la ko gendarme yi sécuriser foofu wër ko ba kenn mënta dugg. alors si kaw noonu la lépp amee ma lépp daal booy xool 2h15 2h20 wax dëgg yàlla defar nañ sëñ bi ba mu jekk jëbal ko boromam. Hizbut Tarqiyyah gaaw a ñëw seen tiro foofu commencé defal seen daaju zinc mi fi njëkkoon def avant ñu koy def bari bi ñu mel ni tey jamono ji ñu def ko baax 5 boo xool ñoom ñu ngi commencé daaj ay 3h du matin ba jëm 7h30 8h la mbaar mi soog a pare ñu ubbi benn bunt bi ak beneen bunt bi nga xam ne boo duggee da ngay ziar daati génn
noonu la mbir mu demee man nag si noonu laa nekkee si biir jumaa ji foofu président Abdoulaye Wade fekkewul jenc bi fekkewul si dara daf kaa tardé parce que Wade bi muy egg si Touba woon maa ngi xool sama montre il faisait 4h05 4h05 boobu fekk nañu def la balaa bi mu egg si mi ànd booba le premier ministre Hadjibou Soumaré ak maître Madické Niang Samuel Sarr ñooñu la Abdoulaye Wade àndoon Abdoulaye Wade bëggoon na fekkee jenc bi information bi am sax mooy bëggoon na ko fekkee mais apparemment yàlla moo dogal fekkewu ko ak yeneen circonstances yoo xam ne jërul mu si egg fekkuwul jenc bi mu dikkee jubuwul egg président Wade demul directement si xabru bi dafa wegsee Touba dafa gaare si kër Serigne Saliou bi mu daan gaare bu daan gérer Serigne bi dugg si kër bi fekk fa Serigne Saliou ziare ko def ay 10 minutes daal di génn ak maître Madické Niang ak Hadjibou Soumaré dugg si biir jumaa ji dem si barab bi sukk ñu ziare barabu sëñ bi ñu koy Serigne bi daati génn bu mu génnaatee duggul si otom de Abdoulaye Wade si oto Hadjibou Soumaré la dugg daati génn ji wër jumaa ji jël peeru génn ñibbiwaat Dakar si guddi gi c'est comme ça que ça s'est passé Madické Niang Wade man maa dem ba si Wade ba ko wax la Wade mënta wax mel ne kiy jooy Abdoulaye Wade waxut ba léegi Madické Niang moo xaw a wax bi mu xaw a wax man maa ko intéressé mu xaw a wax daati ziar sëñ bi ñaanal ko xol bi tooy ma jël ko direct mu daati wax Samuel Sarr aussi xaw na wax Hadjibou Soumaré waxut ma Abdoulaye Wade waxut noonu la mbir mi demee président Wade fekk wut Wade noonu ma ko waxee ba léegi waxut deful déclaration deful dara si làqu sëriñ bi lii nag maa ngi sant waa site Sénégal ñoom ñoo ma woon rek dama comme man fekkoon na bis bi ma dundoon ko nekkoon vraiment yàlla xéewale ma fekke woon bis bi nu mu demee ñu ne mu ne ma nag ñu ne ma il faut nga indi ci témoignage pour la postérité pour yi nga xam ne fekkuñu ko dunduñu ko woon ñu xam bis bi nii la demee bis bi lu la si nit wax loolu leneen lii nii la bis bi demee man maa fekke Cheikh Abdou Lahad Mbacké dane maane ak Danneme bokkuñu man kenn waxuma Danneme man maane man maa gis maa dégg man maa fekk kenn nettalu ma li may nettali maa ko dund maa ko fekk di ñaanal Cheikh Salif Mbacké yàlla fayal ñu ko yàlla taas ñu si barkeem ak njabootu Cheikhul Khadim képp gi jiitu gi di ñaanal Cheikh Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides bu yàgg fi te wér li mu bëgg a liggéeyal maamam bu baax ji ak waajuram bu baax ma mu egg la ko matale ko yàlla ruus ñu si bàyyi kaw ñun ba sa kanam ak kanam Mbacké Bada Aïssa am nga njariñ lool Mbacké di ñaanal njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall lamp Mabou Mouridine Cheikh Amdi Moustapha Fall di ñaanal jullit yëpp ñu yàgg fi te wér di ñaanal waa Sénégal jàmm di ñaanal at mu neex mu ànd ak jàmm xéewal di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah